daanaka yow mi toog di seetaan télé la ngay gis sax ki ne ci làmb ji di ko gis ba tax na xëy na moo tax waaw moom kay temps yi Mbaye Guèye daan bëre xam naa yàgg temps yooyu moom daana intéressé wu ci làmb lu bari ñoom Maam Góor gi Njaay ak ñoom Double Less làmb yooyu daana dem yenn saa di ko seetaan. kan mooy sa mbër. mën naa wax Yékini moom mbër bu ma neex la parce que yàlla dafa def ñu xamante. ci xayma ñaata la aji daan doole yi di am ci bisu kombaawu làmb. xam nga Sénégal dafa am événement yoo xam ne su amee ñooñ nga tudde petit métier liñ ciy jaay duñ ko jaay feneen mooy lu mel ne màggal Tuubaa su amee lu mel ne tabaski suy bëgg a ñëw lu mel ne kori suy bëgg a ñëw waaye bisu làmb wala fan yi jege làmb tamit ñooña am na article yoo xam ne luñ ci jaay du doy lu mel ne photo mbër mi lu mel ne ay yenn t-shirt yi yu mel ne bisu làmb bi aussi kuy jaay café kuy jaay gerte mooy caaf kuy jaay leneen ci li jege stade bi wala ci biir stade bi yaakaar naa ñooñu aussi la ñuy jaay kenn du ko xam donc pour wax la ne am na métier yu bari yoo xam ne li ñuy jële ci làmb nga jël tamit car rapide yi ñu ko yor parce que da nga gis car rapide yu bari yoo xam ne supporters yi dañ koy fees ba mu del pour dem ci làmb ja donc pour wax la làmb mi ngi jariñ ñoo ñëpp te ñoom suñ sañoon loolu day continuer. jaajëfal nañu Moubarak Lo économiste boobu ci dalal bi ñu dalal te gis-gis bi leer na joxe na point de vue économique ni làmb di soxalee réew Moustapha dañu nekkoon ci rubrique jël bi wax nga li nga def yëpp ñu wax nag ci entraînement wu Modou Anta ak Balla Diouf mooy suñu première affiche ñu xool seen entraînement te dellu si waat ñu xool entraînement Balla Diouf ak Modou Anta te dellu si waat. mën naa ne ay 2004 yooyu rek laa tàmbali dugg di bërentu mbapat ak affaire yi demee noonu daal ba ak si fii nii yooyu. maa ngi 14 combats 2 défaites 12 victoires. sama premier combat 2001 la 2001 ba 2007 daanuma daan damay morom yëpp tey boo xoolee suma palmarès si gàtt bëri naa 24 combats am naa 18 victoires am naa 6 défaites. tey si gàtt loolu laa bëreegum maa ngi ñaan yàlla defeti yem foofu te ba li des sama carrière doon ay victoire. Balla Diouf xam naa ko bu baax parce que yàgg naa toog ci télé bi nii di ko seetaan muy bëre mais tey ji loolu lañ doon ñaan yàlla rêvé ba bëre champion yi ñu toog ci télé bi leen seetaan comme que accident foofu yoon dañuy sant yàlla bu baax a baax daal. Modou Anta waa xam naa ko nii rek gis naa ko ba taay muy bëre parce que làmb ji moom mbër yëpp xamante ku nekk kenn xamul kenn da ngay sóob mbër yëpp xamante parce que lu mat ay 20 émissions làmb moo am semaine bi yëpp da ngay seetaan émission làmb mbër bu bëri di nga ko seetaan plus de 20 fois kon tey mbër yëpp xamante kon Modou Anta mun naa wax ni xam naa ko. làmb moom lépp risque la quoi parce que du maa ngi doog a bëri waa Fass bëri naa ak Ousa te mooy bëri ak Ousa Fass la nekk kon xam naa waa Fass bu baax a baax Fass écurie la comme yeneen écurie la rek Balla Diouf mbër la comme yeneen mbër yi fi jaar rek. entraîné nañ préparé nañ ko ñu ngi ñaan yàlla mi may ndam daal yàlla may ñu ndam ci kaw Balla Diouf. ñun écurie Fass moom mun naa wax ni tey bu ñu combat bu ñu mënti am atu waaj at faiblesse am mun naa wax ni tey fii ci écurie bi ku fi am combat rek ku fi gën a ndaw sax mun na la wax ni kii di nii lay bëre lii la mëne lii la mënul ku fi gën a ndaw ko mun naa wax ni problème boobu pour ñun détail la te détail bu am solo la xam nit ki ngay bëril xam sa bopp moo gën man dama xam suma bopp. comprends nga xam li ma am comprends nga loolu laa gëm te loolu laay indi combat dañ koy préparer rek nit jóge na fi victoire ñëw dem de défaite du dëgg kon victoire ak défaite ci préparer ci jëm ci combat pour man amul sens li am sens mooy ma préparer wu ànd ak suma gars yi ànd ak suñu waa écurie liggéey teg ko ci yoon liggéey di ñaanlu pour xaar jëm ci bés ba ñaan yàlla may ñu ndam. non loolu defuma pression quoi. parce que yàgg naa bëri mbër mu jugee ci defet loolu du ci dara Balla comme ni ma ko waxee woon rek mbër la rek ko mbër yi fi jaar
te bëri naa combat bu nekk combat bi nii jaaxaluma quoi. suma adversaire lu ma koy wax mooy ñaanal ko yàlla mu am jàmm ñaanal ko yàlla mu am wér-gu-yaram ba mën a ñëw ci làmb ji te tal ko et di ñaanal suma bopp jàmm di ñaanal ay supporters am di ñaanal samay supporters di ñaanal amateurs yëpp ñëpp am jàmm ñëw fekkee bés bi wax dëgg yàlla ba nga xam ne dinañu remplir suñu contrat ba kenn duñu mere bëri ko ci fulla ak fayda que le meilleur gagne. Balla aw ma dara lu ma koy wax parce que xam naa ne respecté na combat bi te liggéey na ci quoi mais dañ koy ñaanal wér rek di ko ñaanal sax bopp ba bis ba ma daan ko jël bu rëy bu neexee yàlla dem ñu gis Moustapha xool nañu entraînement wu Balla Diouf ak Modou Anta nan nga gisee seen état de forme balaa may lancer sama rubrique ci tànk rek. état de forme yi mu gis ñoom ñaar vraiment c'est état de forme yu baax lañu parce que mbër yi léegi kenn dafatu ci amu ci mbër buy jóge dugg ci làmb di bëri te état de forme baaxul. da ngay entraîner ba da ngay entraîner ba bien mu Anta ci lancé bi mu jógee extraordinaire. Balla Diouf kay la ñu mën a wax ne moom moment bu mu ne nii moment bu difficile la. donc da ça veut dire que ne mënoo nekk ci moment difficile ba pare di am combat te nekk en forme. donc mu Anta aussi lancé bi mu am ak séntu bi mu séntu ci moom day war a nekk ci ay entraînement yu normal ba ak combat prochain combat mu ñëw assuré. donc c'est un combat boo xamante ne état de forme bu baax la war a bu ko amul moom mooy dafa war a bàyyi làmb ji parce que situation bu toll compliqué na il faut moom indi ci làmb ji déjà lii daal xelu amateur am mooy ñëw ci làmb ji indi état de forme bu extraordinaire ba ñëpp xool ko ne Balla Diouf bii de bokk na bu leen bëre bi passé dinañ ci yegg si incha allah léegi ñu xool rubrique allo docteur ak docteur Mbaye Paye nee na bu ñu yàq turam tuddul Mbaye Pouy Mbaye Paye cardiologue médecin du sport ñu xool allo docteur te dellu si. dopage baaxul dopage yàgg na fi depuis 1865 la ñu découvert premier cas de dopage ki si njëkk a gaañu 1895 la contrôle antidopage inopiné ñu ko commencé en 1989 da ngay jekk rek njël sportif yi dafa leen contrôle effectivement seetlu nañu ne si làmba ji ñëpp ko seetlu poids yi nit yi mbër di jël ci temps bu court bari na man en tant que médecin lay wax cardiologue la médecin du sport la te damay def médecine d'urgence donc xam naa li may wax d'abord lu mën a jur dopage yëpp boo ko ma jëlee d'une manière générale ci cardiovasculaire bi li muy indi premièrement day stimuler sa système sympathique xam nga cœur dafa am le système sympathique ak parasympathique système sympathique dafay accélérer sa cœur normalement parasympathique dafay ralentir sa cœur ñaar ñi dañuy antagoniste moo tax toujours suñu tension di nekk di baax di nekk 12/8 13/8 suñu xol du gaaw trop en fait système sympathique sax pour tension bi la ak surtout pour xol bi ni muy dawee la xol bi du gaaw trop du yéex trop day nekk en genre 70 battements par minute bu nekk simili bu nekk day am donc juróom-ñaar fukk battement walu gaaw trop walu yéex trop donc day stimuler système sympathique ba pare day indi li ñuy wax vasoconstriction maanaam sa sidit yi surtout artères yi dafay gën a wala mu yokk ni paroi bi day tuuti te deret bi kon du mën a circuler deret dafa war a circuler normalement day indi trouble lipidique maanaam dafay mel ni da ngay lekk cholestérol bu bari dopage bi day tax sa cholestérol bi day yokku te cholestérol bu yokkoo dafay lalu ci artères yi indi athérosclérose plaque d'athérome baaxul day indi hyperviscosité sanguine maanaam deret bi dafay mel ni dafay flux deret bi dafa mel ni day mel ni dafa am lem maanaam deret bi dafay diis hyperviscosité sanguine dafay diis. docteur Mbaye Paye cardiologue médecin du sport jaajëfoon nañ la Moustapha dañu nekk ci Modou Anta ak Balla Diouf. nga war a wax nag force war a wax faiblesse war a wax xeex war a wax mental. nga tënk nan ko gisee ñu doog a dugg ci Souleye Dob ak Cek nan nga gisee Balla Diouf ak Modou Anta ci force lan mooy seen force. seen mooy seen faiblesse seen mental maa ngi lay déglu. force Modou Anta bokk na ci. ses bras avant-bras biceps épaule poitrine. dorsaux yooyu mooy yi nga xam ne boo ko amee ci mbër. li jëm ci sa buste jëm kaw mooy bëre bi muy bëree loolu lay wone c'est-à-dire Modou Anta.
day daw dëbb la loxo laal la ceinture la takk la. Moustapha di nga ma ko may parce que dama la mas a seetaan début wu TFM nga nekk ak tonton Aziz Ndiaye maa ngi koy nuyu ngay commenté. bu mi ngi woon ci clafu daaw bi ngay commenté Modou Anta. nga wax ci dayo mbër bi nga gis ci sax ay similitude moom ak Modou Lo. nga ne xoolal xale bi ni muy dama toog sama kër di la déglu ngay commentaire. Modou Anta ak Modou Lo dañoo niroo. ba pare am public macha allah àndoon fenn nga teg leen fa ñu ay seex lañ doo ko weddi. waaw bokk allure macha allah. waaw ba pare mu ñëw di bëre. ak xadar. di bëri xat-xat ba pare représente région. Thiès lay représenté. donc je pense que ne signature bi contrat bi na ko montré. Modou Anta booy xoolaat. taay bi mu am. njoolul lool waaye tamit gàttul lool. dañuy wax kon diggu doomu. mais xam lu neex Zeynab mooy temps yi ay mbëri tolloo ay taay rek a bëri rek Demba Ndiaye Ama Baldé Gouye Gui seen taay dañoo tolloo. Modou Anta ak Balla Diouf seen taay dañoo tolloo waaw. ba pare nag seen ay bëri nag jëli bu def rëy bor na faa am. ndax kii day daw di dëbb loxo di ceinture. kii day enchaîné mbot. kan mooy enchaîné mbot. Balla Diouf. kon yow mën nañu wax enchaîné mbot force la ci Balla Diouf. force la ci Balla Diouf indi nañu ko ci bi muy bëreeg Dolf bu ko Dolf balee ba aj ko taf ko ki jënd bi. dafa dugg tour de hanche dugal ndigili. loolu la ñuy wax hanché ci li gën a man hanche bi la dugal moo tax Dolf naaw ba ci kaw. ñu gis tam bëre bu rëy boo xam ni xëy na ci la ñu gëj a gis sax mu am ndam moom Balla Diouf. ba mu bëreeg Bathie Seras mu nekkoon ca CLAF 2006 ba tamit mu wane ci bëre bu rafet. mais depuis loolu ba léegi ay défaite la tegale nan nga gisee nag koo xam ni da nga nekk ci yoon xale bu tuuti. nag Modou Anta représenté région comme ni nga ko waxee représenté région Thiès. ñu boole la koo xam ni dañ ko tuddee le cœur de Lion. ndax cœur de Lion ma nga ci ba tey. loolu jar na wax Zeynab. yow laa koy laaj nag yaa expert le consultant escalité leeral ko rek. merci beaucoup mais booy boole da ngay boole mbër muy dem yoonam ak mbër moo xam ne dafa soxla. dafa soif bëgg victoire. Balla Diouf dafa soxla victoire fi mu ne nii. situation bizarre na de Tafa. mais situation bi doy na waar. donc Balla Diouf victoire da ko jig. pourquoi victoire da ko jig mooy. dafa dugg ci classe wane boppam. dafa booy say combat boo xamante ne duma yi métti la ko duma daan ko. jour boobu mooy combat bi gën a métti ci claf yi mos a dajaloo ci Sénégal yëpp. Balla Diouf ak. Bathie Seras tamit daje. Bathie Seras aussi mooy bëri bi gën a gudd bëri neex. waaw endurance donc preuve yi mu def foofu mooy ñaari victoire la fa am yoo xamante ne. kii def ko dumay métti daan ko kii mu bëri moom bëri bu métti daan ko. mu am ñëw donc bëri am na fii ci moom Balla Diouf am na xeex. am na bëri donc. waaw bu ñu dellu soo ci ginnaaw aussi indi Balla Diouf Tidiane Faye. mooy combat bu mujj minutes de la victoire de Balla Diouf. quelques secondes sax. quelques secondes waaw exactement donc peut-être chronomètre ko. mu perte ko. donc tey jii nag mu dugg ci combat boo xamante ne. jox ko xale bu nekk ñoom ñaar su Balla Diouf nekkoon ci logique gu lamb nekk ci lancé boobu jógee fa kon tey lamb du leen boole. donc mën nañ ne tey jii Balla Diouf foogul damay wax situation moo boole Modou Anta ak Balla Diouf. waaye nag du caagi nag Modou Anta mérité wul de mais aussi dafa def chemin am. mérité li mu doon boo doon day Balla Diouf noonu lay demee nag kii jaay keccax ak kii yore xaasim di togg ceeb bi keccax dañuy juboo léegi pour kii mën dem togg ji c'est-à-dire kon donc ñaari mbir yu tolloo lañu tolloo ay doole bu fekkee këf doole day am nag d'après image yi ma gis nii dañuy gis ne Modou Anta moo gën a këf doole moo gën a sec un peu jeune plus jeune kay et ambition yi du bokk waaye nag te ambition yi mën naa bokk ndax kii dafa soxla victoire kii soxla defet pour dem yoonam dinañ ko xam ci tënk nag kii booleel ñaari mbër yi war a bëri Balla Diouf Modou Anta combat bu équitable la ñoom ñaar ñoo war a bëri lañu. ñu am yaakaar na ñoom ñaar bu ñëwee ci stade Demba Diop. le dimanche 3 incha allah dinañ bëggal amateur yi ci xeex. Balla Diouf xam nañ ko jam ay direct droit yu baax. di suivre des crochets gauche yu baax. Modou Anta ñu xam ko nag ci ñoom ñaar kii day xeex ci léewtoo kii day xeex ci jàppante. Modou Anta xeexu léewtoo mënu ci lu bari. Balla Diouf mën na xeexu léewtoo waaye ci biir jàppante nag Modou Anta dafa avantage xeexu jàppante. kon Moustapha nee na ci tënk mbokku téléspectateurs yi c'est un combat équitable. ñu jaaree ci rek xool sunu zapping te dellu si waat. Ama dafa perdre lucidité waaw parce que bu nekkee def nga benn attaque 2 3 4 fois de suite aboutirul mais taxawal nga xaar jéem a changer stratégie. Mama fulo balde banna dana la wo may sabige kumba fal jara e mama fulo de balde balde mama fulo balde banna e way ama mama fulo de balde banna ngandam ba wali mata guy galis na Cheikh Sarr ngañ dem bak baay walin yaay Cheikh atureer na am
Ama bi muy ñëw andi na confiance andi na mën a bëree amoon na confiance it ndax jàkkaarloo ba waaye Gouye Gui dafa préparé waat boppam taxawaay bu wér am na condition am na doole. Tony door na door